salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci Infos Rewmi tey nag ñu ngi toog ak benn tradipraticien boo xam ne il n'est pas comme les autres koy daal di bàyyi mu présenté wu daal di nuyoog askan bi nga xam ne ñoo ngi seetaan ñu ngi nuyu bàyyi la nga nuyoog askan. billahi min ashaytani rajim bismillahi arrahmani irrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin sayidi al awalin allahuma salli ala sayidina muhammadin sayidi al axirin allahuma salli ala sayidina muhammadin fi l awalin اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات والجود وعليكم السلام ورحمة الله soxna si na ngeen def macha allah alhamdulilah bismillah. ñu bàyyi la nga présenté sa bopp mbokk yi nga xam ne ñoo ngi seetaan pour ñu la xam. Abdoulaye Diallo laa tudd originaire de Kanel dans la région de Matam fils de Younous Diallo bi ñu gën a xamee Doriel Diallo qui fut un grand commerçant dans la région de Matam mu ngi dund ba léegi maa ngi ñaan yàlla mu yokk ay fanam wéral ay cëram. maa ngi basé wu Ziguinchor depuis 5 ans ñu bëri xam ma fa di ma tuddee docteur Diallo lu ma docteur nag docteur bi jox naa ko ñi ko moom may faral nag di ñëw sama kër Dakar week-end yi di fi noppalu waaw nous venons de Haouré. Mes grands-parents viennent de Haouré ñu ñëw basé au Kanel il y avait un chef de canton Abdou Salam Kane moo doon defar extrait naissance yi mu ne moom rek moo war a sant Kane quoi képp ku sant Kane boo lay bindee extrait naissance mu def Diallo nii la Diallo bi dikkee c'est important nit ñi xam ko. cabinet bi sax mu ngi tudd Njaddir boobu sama maam la ki jur sama pap c'était un grand connaisseur moom laa tuddee cabinet bi xaw ma ko nag mosuma ko gis. mais il a fallu pour une fois ma dem ba ci armée yi ziar ko tuddee ko cabinet bi te macha allah li ma fa ñaanoon yàlla mooy li ma doon ñaan yàlla bi may def retraite spirituelle képp ku ñëw ci man yàlla na aajam faju képp ku aajam du faju yàlla bu ma gisee ak man parce que popularité c'est-à-dire positivité résultat bu positif bu neex nga faj nit ñi ñu wér foog naa ma gën a neex milliard waaw donc alhamdulilah daal ci gàttal lii la. je veux même pas entendre le mot tradipraticien parce que bu ñu ko nee rek bu ñu ko waxee tradipraticien rek ça sonne mal à l'oreille xam nga dama am benn informaticien tubaab la bu jógee Tugal daf may naan tu fais de la médecine conventionnelle da nga utiliser mot boobu man nag j'assume ce que j'ai dit lu ma la wax rek xamal ne maa ngi am preuve yi teg ko. man ay docteur lay fekk donc docteur yi bañ ma tuddee ma docteur xamal leen je suis même pas docteur je suis sauveur ci gàttal ma jox la preuve hépatite B nee naa la je suis le seul actuellement qui peut le traiter en 6 mois maximum 8 mois hépatite B tey tubaab yi ñu bëri bu ñu lay naan boo nekkee Europe dañ naan demal Sénégal faju ji il faut allusion à moi il faut bien allusion à moi parce que bari na ay patients yu nekk Europe maa leen di yónnee ay garab ñuy faju 6 mois ñu dem defaat lu ñuy wax charge virale bu ñu defee charge virale ñuy gis ne c'est négatif parce que hépatite nag boo ko amee benn yoon saa yoo defaatee test day positif ñu naan am nga hépatite mais charge virale bi nga soxla pour gis ne virus bi jeex na ci yow comprendre nga léegi am na ci ay médecins yoo xamante ne maa leen faj am na ci ay pharmaciens yoo xamante ne maa leen faj seen hépatite y en a des amis. Je les connais, je connais leur pharmacie, je connais leur nom, je connais leur famille, j'ai leur numéro de téléphone. bu jotee rek léegi ma wax ci incha allah xam nga donc y a des choses c'est des dons. Maraboutage def naa ko ñi ma xam Gabon yëpp xam nañu maraboutage laa doon def asrar attention asrar nag dama ko jàng te ku dàqoon asrar ci Afrique Ceerno Jibi Añam ko doon tudd moom jàngal asrar ñëpp xam nañu du jàngale kenn nangul jàngal kenn dafa tàngoon mais man daf ma ne woon xam-xam tuddal rek jaaral ci tur bi ma jox la ko gratuitement ma jàngal la ko du ma nangu ku may jox xam-xam ci papier non danga may jàngal xam-xam sax lu fu ma dëgg xam-xam damay dem. mais quand je vois que y a rien de réel c'est juste du fanatisme xaalis sañuy wër ma dem sama yoon parce que man je ni ma xam nga man ay monde mooy ñëw ci man dañuy jël ticket même personne ne paye le ticket personne. ticket kenn du fay man bu dee kay yow pour ñu gis la yow nit ñi bu ñu ñëwul doo nekk
lu tax ngay imposer nit ñi ticket 2000 wala 5000 tu triches fen bi foofu la commencé fen bi foofu la commencé donc su ma gisee lu kiiwul damay dem ma xam ne rek peut-être kii am na lu ko boosté li waral may def presse di dem di ñu may nangu presse di ñëw ci man je fais ce qu'on appelle la guerre des ondes ñoom dama xam ne rek ci émission lañ leen gisee ñu am li ñuy am ñuy dóor nit ñi di am xaalis di réel seen bopp ku leen tuddul sëriñ ñu mer comprendre nga fekk xam-xam ne wu fa am na ñoo xamante ne xam naa seen alxuraan sax sellul ñun li ñu jàng ci alxuraan ñoom jànguñu sax mocce bi astral bi ñu wax sax jànguñ ko for fi benn papier am xewi latif ñii nga koy wér de ay nangam rek ñu naan am nañu astral dañ koy jàng tuuru yàlla dafa am lu koy ubbi ak lu koy tëj doo jël tuuru yàlla rek jàng faati saa de faati rek nga ne yàlla latif non comprendre nga donc guerre des ondes dafa am depuis temps yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am benn woykat bu neexoon baat di saag yonent bi di saag l'islam yonent bi ut benn woykat bu neex baat di tàgg l'islam di ko tàgg boobu aaya boobu wàcc ne fi yàlla dinaan wata ash-shu'ara yattabi'uhumul ghaawuuna alam tara annahum fi kulli waadin yahimuun annahum yaquluuna maa laa yaf'aluun ila axiri aaya xam nga donc guerre des ondes foofu la commencé man tam comme y a des gens qui sont ñu takk rajo yi micro yi di wax nit ñi di dem parce que boo jaaxlee boo feebaree mënoo faju da ngay jaaxle ñu ngi rey nit ñi xamuñu sax dosage de médicament tradipraticien garab tradipraticien lu wér la gis nga Taïb Socé mu ngi doon wax na ma baal nag xawma ko xamuma mais damay suivre Sen TV y a pas une semaine mu ci naan tubaab bi bu ñu bëggee faju ci plante yi la ñuy jëm et c'est vrai pourquoi ñun gëmuñu suñu bopp man dama gëm li may def du ma ci góobee gar ko man doo gis même quelque chose de négatif li sax négatif du fi am su la joxee garab sax boo wérul peut-être yow man du ma consulter xaw ma dara ci consulter yow yaa ñëw ne ma rhumatisme nga am wala polyarthrite nga am wala nerf sciatique nga am wala hépatite nga am wala ballonnement nga am wala colopathie nga am ma faj la wala asthme nga am ma faj la ma jox la garabam amul benn garab boo xamante ne man samay garab am na effet secondaire parce que xam naa ni ñuy naanee garab ren moom sama garab amul ren parce que ren gëwuma ko ren nga xamante ne nga koy dugal ci bouteille saveur bi mu am dans les 5 minutes 30 minutes après du am même saveur bi 1 heure de temps après du am même saveur bi mu def 3 jours ci bouteille muy gën di weex ngay naan mais boobu boo amee problème de rein yaa ko def sa bopp garab dañ koy doser ren comme ñi am siti ñi di fajoo ay reenu daqar ay reenu dànk loolu daa faj siti yow lan ngay fajee bu nekkee fajee woo reen fajee woo sunguf lan ngay fajee. sunguf lay fajee néew mën a fajee ma sunguf mais ren je suis contre ren garab dafa am dosage loolu laa la bëgg a wax garab dafa am dosage xam nga par exemple maladie bu mel ni colopathie am na fooy dem dañ leen naan régime à vie man benn yoon daal la jox garab bi 15000 lay jar c'est fini en 8 heures de temps boo fi ñëwee midi. boo naanee garab bi 14 heures 2 heures temps après lay def effet ba donc bu commencé déclencher 16 heures biir bu daw bi biir bi nag bu mu constipé boo fi ñëwee boo mu la joxe garab biir bi day daw 16 heures 8 heures de temps yi donc minuit c'est fini sa colopathie bu doon fonctionner mu doon chronique c'est fini boo amee colopathie par exemple tu as 37 maladies colopathie mooy indi hémorroïde colopathie biir bu tilim quoi tout ça intestin yu bouché tout ça mooy indi ndigg bu métti mooy indi arthrose mooy provoquer hernie discale mooy provoquer arthrose mooy provoquer rétrécissement sexuel mooy provoquer impuissance sexuelle mooy provoquer faiblesse sexuelle mooy provoquer parce que faiblesse ak impuissance ak trouble érectile bokkul bu nekk ak garabam rein du ma ko faj boo amee problème de rein sax boo ñëwee ci man doo jël sama garab femme enceinte xaw ma ci dara boo ñëwee nekk femme enceinte nga naan da nga am constipation du ma lay joxee garab xaw ma effet secondaire muy def du ma la laal enfant de moins de 7 ans du ma ko laal xanaa bu dee enfant buy daan épilepsie wala nga bëggal sa doom ay kiis pour xel bi neex là d'accord wala mu paralysie depuis 6 ans bi mu juddoo du dox du wax ma xam ne peut-être seytaan moo ko jàpp ma faj ko rab bàyyoon naa sax faju rab bi rab nag maa ngi ko jàngee Medina Njaaj ba ci Ceerno Baaba Galle Njaaj yal na ko yàlla yërëm papa mooy Hamdu Rabbi Njaaj ñi ma xam dëgg xam nañ dem ko doon fréquenté te jox na ma sirru fanaanu ma fa sax bi ma fekk sax daf ma jox lépp xam ne maay borom rek mu jox ma dem mais dama ko doon fréquenté parce que xam-xam da nga koy tarbiyu léegi nag moom di san gaañu na je crois que weeru koor gi moo def 1 an
yàlla na ko yàlla yërëm asraar maa ngi ko jànge ci Ceerno jër yu li añam ko do mais am na asraar yoo xamante ne bu dëgër ci Ceerno Ousmane lii bu jaaba laa ko jëlee mu ngi nii hôpital Dominique mu ngi dund ku mën asraar ku set ku mën alxuraan ku tabe ku bëgg lu baax li ngay gis luxe bi ngay gis yëpp moom xam nga moom a très bien parce que nit aussi boo nekkee ñaankat yàlla il faut nga xam yàlla yàlla dafa ne xam leen ma balaa ngeen may jaamu xam yàlla dafa am islam dafa am iman am ihsan am moo ma très bien ba ma xam yàlla man taalibe Baay Ñas la dama koy wax ñëpp dégg mais lu Serigne Touba amul bëgguma ko xam naa nag ñu bëri dañ jaaxle ci wax jooju mais man bi ma di nekkee dans ci ay tolof Serigne Touba moo ma gindi Serigne Touba moo mën gan je me rappelle sama papa bi ma yar mu ngi yaraax gaañu na sax léegi yaraax laa yaroo Tidiane Jéeri Jallo bi mu gaañoo ma jógee foofu man leen maa ngi dem ziar ji Serigne Touba xaw ma kenn Touba barke Seydina Mohamed ma dem garage ba waaw moon oto dama dox ba rawdam di jooy di yuuxu labbayk allahumma labbayk la sharika laka labbayk comme ni ñuy tonto Makka noonu laa doon tonto Sëñ Touba parce que en 2002 je l'avais vu en rêve xam naa li ñu waxante et tout ça xam naa li ma wax xam naa aussi li xewoon mais ndeysaan c'est en 2014 xaw ma 2015 laa fa mujjee dem su ma fa jógee woon rek damay dem sama yoon dellu Nouadhibou boobu maa ngi yoon Nouadhibou léegi gendarme yi fa nekkoon xaw ma sécurité bi nekkoon ci rawda bi ñoo ma ne yow doo fi génn gisoo xalif bi ki fi toogal Sëñ Touba ñu jàppale ma ñu indi ba ci résidence bi fekk gisoon naa sëñ Bass Abdou Khadre ci gént am lu ma jox ci secret am lu ma wax ci secret wax naa ko bi ma ko rendee visite daaw léegi nag bi ma leen waxee loolu ñoom ñu foog ne xaritu sëñ Bass la ñu ñëw ci sëñ Fallu bi di garde résidence bi ñu ne kii xaritu sëñ Bass la ba déedéet xaw ma ko ci gént laa ko gis kenn du fen ci Touba ci bërëb sëñ Touba léegi mu ne dem leen gis xalif bi moo ko mën a may fii fu mu fanaan parce que ñu dañuy bëggoon ma fanaan fii ñu ne non woote nañ fa ne nañ dafa fatu sëñ Sidi Mokhtar Mbacké radiyallahu ta'ala ak moo waliw balaa ma fa yéeg si moom peut-être yéeg na ma sax dama yegg si ñu ne ma na dem résidence na nekk chambre 4 lañ ma jox xoolal sëñ Touba chambre 4 la nekkoon comprendre nga léegi ma fanaan fa ñaari fan mu ne ma suba vendredi la bu ñu jullee takkusaan incha allah naa la recevoir mu recevoir ma ñaanal ma ne ko ñaanal ma benn yëf rek képp ku ñëw ci man yàlla na aajam faju képp ku dul wér yàlla bu mu yëg ci man je veux vraiment être le pôle de mon temps en matière de faj comprendre léegi nag baal ma rek lii moo ma affilié ci Sëñ Touba bi ma waaru nag am na ay rakkaay yu ma doon def ak sindiidi bi dama ko doon utiliser di ko def hadiya Sëñ Touba ba mu tontu ma metti yoon na trop nekkoon naa populaire woon naa amoon naa benn bés ñëpp dinaan dañ maa liggéey dama dof nangam sama yaay sax wootuma téléphone Sëñ Touba moo ma génnee ci loolu moo tax ma ne lépp lu mu amul bëgguma ko nit mënul àgg yàlla di am sëriñ ñëpp ngay yemandoo. da nga wax ni nag Sëñ Touba moo la génnee ci benn moment boo xam ne nekkoon nga ci mu doonoon xëy na moment wu lëndëm nan la ci génnee mën nga ci ñëwal tuuti. dama doon def xam nga yàlla dafa ne wattabi' sabila man anaba ilayya dellu ci yoon bi demal ci yoon koo xamante ne dafa dellu ci man ngir nga am ma xam nga dañ toll ci maqaam boo xamante ne tey il faut xilaafa même bu ñu lay laaj buntu yi xam yàlla di ñeent la xilaafa wilaaya nubuwa ahdiyu da ngay jaar ci xilaaf bi mu xamal la waliyu bi xamal la yenent bi xamal la yàlla booy def fanaaw nag booy àgg yàlla kanamu yenent bi ñaari kanam lay doon jëmm ji day dem ci lumière yàlla beneen jëmm ji ñëw ci yow foofu nag moom da ngay fanaaw kullu shay'in haalikun illa wajhahu kanam yàlla bi mooy des kooku àgg yàlla moo ko war a xam wax bu foor la lii du waxu sax waxu télé comprendre nga foofu la ñu naan yawma tubaddalul ardu ghayrul ardi was samawati le jour qu'on remplacera la terre par la terre mooy nit ki moo jógee ci terre was samawati mooy nga jaar ci xadaraat yi les stations c'est-à-dire 5 stations am xadara haahut laahut naasut jabarut malakut
léegi yow mi ñëw nga fi xamoo yàlla trabi nañ la àgg nga yàlla ki fi ñëwoon xamul yàlla boo ñibbee sa kër beneen nit nga. loolu la ñuy wax xadis boobu am na benn soxna ay def di koy wane muutu ablantu muutu dee leen balaa ngeen dee mooy dellu leen ci yàlla balaa ngeen dellu ci yàlla loolu mooy fanaaw nga def xadaraat yi àgg yàlla comprendre nga fa lawlaa ahbabtuhu kuntu su ma bëggee sama jaam bii dama koy nekkaat sa membre yëpp nekkaat yàlla ni mu day nii yëpp su bëggee ñu xam ko ci nit lay jaar kuntu kanzan lam ura fa ahbabtu an ura fa xalaqtu xalqan fa ta'arraftu ilayhim fa bi arafuni j'étais une recherche cassée j'ai voulu me faire connaître j'ai créé une créature je me suis jeté dedans pour qu'on me connaisse fu bi boobu pour ñu xam fu bi boo ko limee 92 lay doon équivalent à Mohamed c'est 92 bu doon Seydina Mohamed kenn du xam yàlla comprends nga léegi nag wali bi xamal la yenent bi gisoo wali yëpp tagg yenent bi rek la ñu amee li ñu amee yow nag da ngay ñoom tey dañoo am seen xilaafa sëñ Tuubaa ne ko fi mais am na ku nekk xalifam loolu la ñuy wax xilaaf ci xilaaf bi ngay jaar am sëñ Tuubaa boo demee Tiwaawan xalifa bi ci moom ngay jaar nga am Maodo Malick xamal la Cheikh Tidiane xamal la yenent bi xamal la yàlla noonu lay demee Dieu a envoyé 124 000 annabi dans les 124 000 il y a 314 messagers 314 messagers ku nekk dafa ñëw représenter yàlla les 100 noms de Dieu donc si tu divises 314 par 100 ça te donne 3,14 ce qu'on appelle pi c'est la relation de prophétie ñu naan c'est une hypothèse c'est pas une hypothèse yàlla la lépp yàlla la même diagramme cartésien veni yëpp yàlla la comprendre nga de xam nga identité remarquable boobu ñu naan A plus B au carré égale A au carré plus B au carré ok defal allahu Muhammad allahu c'est 66 Muhammad c'est 92 ça fait 158 158 c'est équivalent iyyaka na'budu 158 c'est équivalent à qalbu mooy cœur c'est 132 plus kabat fois 26 et 132 ça fait 158 gis nga jamais Dieu sans Muhammad 132 c'est qalbu mooy xol 132 c'est 66 plus 66 parce que yàlla ne dafa ne dindi li dul yàlla ma ñëw toog sama place donc 66 plus 66 ça fait 132 gis nga de yàlla dafa ne mu ngi 7e ciel premier ciel bi wax naa la sànq suuf la aadama moo nekk suuf moo tax mu nekk premier ciel sa kaw esprit la donc Jésus moo fa nekk 2e ciel sa gauche 3e ciel sa droite 4e ciel devant toi 5e ciel derrière toi 6e ciel au milieu de toi mooy 7e ciel foofu la yàlla di toog mais bul xalaat 7 cieux ñu ngi fee yow mii la yaay cieux yi léegi xoolal defal 158 nga defal rek 66 plus 92 au carré ça donne 66 au carré fois 2 fois 66 fois 92 fois plus 92 au carré ça te donne 24 964 24 964 2 et 4 c'est 6 6 et 9 c'est 6 parce que 9 c'est 0 64 c'est 10 10 c'est 1 1 et 6 ça fait 7 gis nga les 7 cieux sont là loo ci ñaan yàlla ci chiffre bi 24 964 yàlla nangul la ko nii laa def rek jaar ci seen Touba pendant 28 jours parce que xam naa Touba 28 la Touba mu ngi nii xam nga 1 2 3 baaraam yi 1 2 3 colonne 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ça fait xam nga fii 2 la ça fait 14 14 et 14 ça fait 28 moo tax mouridisme da ngay jëf jël da ngay def nga am da ngay def adiya nga am boo joxe li boo wut yàlla boo koy am da ngay génne li gën a neex ci yow nga jox ko li gën a métti ci yow mooy sa alal wala sa temps ay nelaw nga bàyyi ko di jaamu yàlla léegi 14 et 14 wahab mooy 14 gis nga booy naan yaa allahu di ko ñaan sax gis nga wahab c'est 14 14 mu ngi nii ci loxo bi 2 colonnes fii 3 fii 3 fii 3 fii 3 fii ça fait 14 c'est wahab yaa ngi ñaan sa bopp ngay ñaan 14 et 14 ça fait 28 mooy Touba ma jaamoo ko noonu yàlla nag 28 jours ma am li ma bëgg xoolal même la femme gis nga 3 jours même bu gisee fii règle 3 jours 4 jours 5e jour mu set 6e du ëmb 7e du ëmb 8e du ëmb 9e du ëmb 10e du ëmb 11e du ëmb 12e du ëmb 13e ak 14e fii lay ëmbee fii nag parfois am nay jigéen yoo xam ne am nañ fi trait ça veut dire qu'elles sont trop fécondes le 13e jour moo tax même la science dit que la femme ne peut prendre la grossesse que le 14e jour 14 baa ngi nii les 14 et 14 ça fait 28 ça fait le cycle de la femme même sànq maa ngi leen wax hors antenne même lii laa fi Quraysh mu ngi fi li ngay wër yëpp mu ngi ci loxo bi gis nga lii laa fi Quraysh laa fi rihlat ashita'i wa sayf falyabdu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin chaque mot am na lu muy njëriñ bii xaalis la bi ñuy sol ak or bii xaalis bi ngay wër la bii mbooloo wala commerce bu pour mu dox la bii ay pigeon lépp lu am aile pigeon poulet
bii ration kër la ainsi de suite comprendre nga lii laa fi ko boo compté lii laa fi ba xaw fi c'est 79 lettres 79 lettres c'est 158 divisé par 2 ça fait 79 donc Allah Muhammad bi lañ ko bindee donc tout ce que l'homme cherche c'est dans Dieu donc dama jaar ci Sëñ Tuuba jaamu yàlla xam nga mun naa ne yàlla baal ma du ma baal fatalaqa aadama min rabbi kalimatin bi aadama dinaan astaghfirullah yàlla moo ko sant iblis neen astaghfirullah yàlla baalu ko mais aadama dafa am ordre dafa am dañ ko sant mais yàlla mun na ma jégal ngir jëmmi Sëñ Tuuba ma jaar ci Sëñ Tuuba ngir yàlla jéggal ma yërëm ma ngir jëmmi Sëñ Tuuba loolu donga la dama julli jaamu yàlla jox ko addiya Sëñ Tuuba dama wérd jaamu yàlla tiyaab bi mu jàmm ma jox ko Sëñ Tuuba Sëñ Tuuba nag mooy koo xamante ne foo ko mu uy la comprendre nga fi may waxee après nag nii rek laa jaamoo ba ma xam ne may na ma diabète mooy maladie boo xam ne newuloon sax ci sama barem il y a 5 ans boo laajee Ignace Ndeye Sud FM nga laaj waa Zik FM dama doon ne képp ku ne mën na faj diabète day fen wax naa ko ci benn émission ba benn jour ñu ne ma yow dañ laa fajoo dañ laa faj loo xam nga moo tax toujours su may commencé liggéey ma naan ñëw leen gis yàlla bi ne ci man ma gis yàlla bi ne ci yéen man mënuma dara xaw ma dara aujourd'hui je suis à 103 cas yoo xamante ne réglé naa ko si diabète mais ku dem ba pancréas am yàqu du ma ci dugg xam naa ne daal maa ngi joxe garab bi yàlla la maa ngi koy jox nit ñi di wér loolu laaj franchement damay faj nit sax franchement dama leen koy wax ñoom ñëpp tous les clients les patients de diabète nee naa man de maa ngi nii di faj diabète mais gëwuma ko sax na kooku c'est pas ton problème kon bu ñu jógee ci diabète dañuy daal di ñëw nag ci feebar bi nga xam ne mooy hépatite nga wax ne yow rek yaa koy faj ci mën nañ ne tey ci Sénégal wala ci monde bi nan nga koy fajee nag diabète moom boo leen ko weddee rek dem leen sama YouTube ngeen tapé docteur Abdoulaye Diallo di ngeen gis ay témoignages de grandes personnalités yoo xamante ne ñëpp leen respecté de grandes personnalités du ma fi tudd tur ñoom ñoo ma defal témoignages yi maa leen faj seen diabète de type 2 man du ma waxantu man je suis pas là pour tuer je suis là pour aider les gens man balaa may war a faj diabète sax damay dindi médicaments yi nga yàgg jël dama koy dindi ci sa biir bi dama la jox benn garab buy raxas biir complètement d'abord ma travailler sa sang gis nga garabu diabète am na ñoo xam ne bu ñu koy jëlee première semaine bi seen taux de sucre day yokk man li ma xam loolu motul 2 semaines ndekete garab bi ni muy duggee ci veines yi ak muscles yi ak yax yi di nettoyer deret bi donc bouillonnement boobu muy def mun nga am taux de sucre bu élevé première semaine balaa ma koy génne mais à partir de 2e semaine c'est fini 50 000 laa koy fajee 50 000 2 semaines sax wér nga mais traitement 4 semaines laay joxe dama lay naan nag 2 semaines boo ko defee sa taux de sucre comme li xalifa boobu waxoon rek avec même crainte d'être hypoglycémie kooku nga xamante ne xaw ma ban année la amoon diabète xaw ma 98 la woon xaw ma 92 je fàtte naa li mu wax comprendre nga mais bi mu ñëwee sama biir dafa fecc mu ñëw ci ma nettoyer mon sang moom dafa yoroon matériel am wax na ko sax ci vidéo bi day xool da doon jël ay insuline mu wér moom moo may indil tubaab yi sax vidéo boobu moom moo tax tubaab yi di ñëw faju diabète moo tax comme ni ma ko waxee keroog hépatite bi maa ngi appel encore gouvernement bi ñu bàyyi ma xel bu ñuy rey seen doomu réew am naa sañ-sañ nag ne que la police veille sur moi parce que je suis un citoyen sama casier judiciaire dafa vierge defuma fi waxuma fi lu ñaaw aw ma benn dossier sale macha allah alhamdulilah je suis quitte avec ma conscience man je travaille pour être à l'aise lépp loo xamante ne su ma ko defee daf may perturber du ma ko def yow su ma nee diabète te man may faj cholestérol may faj colopathie may faj hémorroïde ñu xam ne sama spécialité la képp ku ne mën na faj diabète xaw ma hémorroïde sax yéen semaine da ngay wax lu la neex da ngay raxas biir da nga bala am nañu bëri ñuy faj hémorroïde dañuy jox garab hémorroïde fekk jaaruñ ci biir bi nooy fajee hémorroïde raxasoo biiru jàmbur ba feebar bi dañ ndey ji foofu lay fa soigner la mën a raase maa ngi faj nerf sciatique maa ngi faj arthrose maa ngi faj rhumatisme maa ngi faj li kenn mënuwul faj sax polyarthrite rhumatoïde maa ngi koy faj
maa ngi faj njëg bu métti courbature maa ngi faj tànk yu tànk maa ngi faj oom yu néew yi oom yu métti maa ngi faj yooyu yëpp maa ngi koy faj xanaa kay su ma nee jabar mënu ma ko faj du ma teree dund je peux m'en passer tension mënu ma ko faj bëñ bu métti mënu ma ko faj bët du ma ko faj nopp bu métti mënu ma ko faj rein mënu ma ko faj dina ma teree dund